jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la Brooklyn New York la gars yi tey dama ñëw defal leen vidéo ci M2D mémorandum bi ñu def tey Ousmane Sonko nekk fa waa M2D nekk fa ñu wax ay wax yu doy waar mais dañoo gis aussi ne Bougane temps yi vraiment dafa ñu commencé bëgg jaaxal waaw ndax dañ ma wax ne Bougane keroog affaire marche góor jigéen yi Bougane nekku fa dañu wax aussi ne Sen TV wanewul marche affaire marche góor jigéen yi wanewuñ ko en direct loolu dinaa ci wax mais balaa may wax loolu nañu wax ci affaire M2D parce que man lépp laa seetaan maa ngi nii doog a pare nekkoon naa fa ak samay abonné Reine Noire Aaron David Sow Benno Bokk Yaakaar Macky Sall mi ngi ma sax ñaawal mi ngi may ñaawal parce que waa M2D kenn xamatul fu ñuy taxaw billaahi kenn xamul fu ñuy taxaw xamuñu ndax dañuy xeex xamuñu ndax fii la ñuy toogaat ba Macky Sall naxati leen daal di jël réew mi am 3e mandat waaw léegi nañu commencé rek pour wax ne en général ñoom li ñuy def baax na parce que génn nañu di nettaliwaat li fi jot a xew ci affaire Adji Sarr bi mais leen rek moom ci soof li ma soof seen wax mooy ne ñoom dañu ñëw commencé nooyal dañu yaakaaroon ne bu njëkk ba comme ni ko Ahmed Aïdara doon waxee na nooy dañu yaakaar ne Macky Sall moo doon wax na nooy mais léegi dafa mel ne waa M2D ñoom ñoo ragal ñoom ñoo nekk ci position de faiblesse ba léegi di wax ne jàmm la ñuy bëgg dañu am pacte de paix patati patata man nag loolu nag dafa jaaxal man de jaaxal na ma xëy na nag jaaxalul yeneen patriotes yi mais man daf maa jaaxal ndax M2D man wóoluma leen sëgam Baara Dolli Serigne Abdou Mbacké Baara Dolli bi nekk ci biir M2D moom ci boppam moo ne wóoluwu leen ndax ñu bëri ci biir ay espion lañu dañuy liggéey pour Macky Sall lépp lu fa xew su suba ba ngoon dañuy dem ñu nettali ko Macky Sall sëñ Baara Dolli Abdou Baara Dolli moom ci boppam moo ko wax Pape Alé Niang gars yi dem leen ngeen seetaan ko boo leen demee Dakar Matin di ngeen gis démb la xam barki démb Dakar Matin la ko wax moo Pape Alé Niang mu ne am na yenn réunion yoo xam ne sax waa M2D bu ñu koy def ñoom Sonko ak ñoom dañ am na ñoo xam ne duñ si bokk parce que wóoluwuñu leen te xam nañ leen léegi li ma metti mooy lan moo tax ñoom ñuy wax affaire jàmm te ñoom ñoo ñu fi waxoon ne Macky Sall dañ ko jox fukki poñ lu ñuy wax 10 commandements sëñ Mountakha Mbacké ba mu leen waxee teg leen lépp ci suuf wax leen ma li ngeen bëgg ñoom dañ ko bindal fukki poñ li ñuy tuddee les 10 commandements ñu ne Macky Sall bu bëggee jàmm na bàyyi xale yi benn xale yi ñu fi yi ñuy jàpp ci kaso yi nañ leen bàyyi benn aussi élection yi na ko def 2021 mooy élection député mais est-ce que Macky Sall bàyyi na xale yi Macky Sall bàyyiwul xale yi ndax ba léegi am na ay xale yu nekk ci kaso ba mu ne élection maire yi nañ ko def 2021 est-ce que élection maire yi dañ ko def 2021 Macky Sall def ko 2021 mu ngi ko def 2022 janvier beneen bi mooy ñu wax ne Macky Sall naw génn wax ne du def 3e mandat est-ce que Macky Sall génn na di wax ne du def 3e mandat Macky Sall dafa génn jënd avion bu ëpp buy jar 60 milliards am na sax xëy na sax ëpp na 60 milliards waaw ndax avion yooyu Macky Sall da koy defaraat da koy personnaliser di tax xëy na mu yàgg France Perpignan la xaw ma tax mu yàgg fa boo jëndee avion bi dañ la koy defaral loolu noo ko bëggee Macky bu bëggee ay néeg ci biir wala ay canapé wala restaurant restaurant cuisine spécial loolu yëpp da ciy am kon avion boobu war na ëpp 60 milliards est-ce que kon Macky Sall dafa mel ne dafa bëgg toog parce que am nañu sëñ Bara Dolly sax wax na ko kuy waaj a dem est-ce que di nga jënd avion kuy waaj a dem est-ce que di nga tabax palais Diamniadio ndax bu leen fàtte ni Macky Sall dafa bëggoon tabax benn palais Diamniadio léegi waa M2D li ñu waxante ak Macky Sall yëpp Macky Sall defu ci dara kon ñoom dañu war a continuer ne sëñ Mountakha ñun de li ñu waxante nag yow def nañ ko Macky moo def li ñu wax kon nag dinañu génn ñu marche mais déedéet dañ ne non léegi jàmm lañu bëgg bu fi kenn génn di wax ay waxu waaso wala waxu lii wala wax la mais loolu waxu waaso kan moo ko fi mës a wax waa M2D yéen a fi doon wax wala waa patriote yi kon ñoom dafa mel ni ñun la ñuy saaga ñun patriote yi bu fi kenn génn
ci réseaux sociaux yi di saaga wala doo xam ne dañ fiy def loo xam ne doo indi jàmm ci réew mi wala ay affaire waaso kii tukkuleer la kii joolaa la mais est-ce que ñun waa patriote yi ñun ñoo dañ def loolu mais vraiment lii ba mu ko gisee metti na ma ci mémorandum bi am na lu ci baax li ci baax mooy le fait que ñoom ñu toog di dal ci Macky Sall parce que ñoom seen discours doo xam fooy taxaw parce que ci waa ji mi ngi naan ki doon waxal ñoom Ousmane Sonko mu ko mën a wax la def na présentation bu baax mais mi ngi naan Macky Sall dootuñu la may dara li ñu jot a am ci ndam ci février ak mars mooy xeex yi dootuñu la may dara dëgg la gaa waaye loolu mooy war a nekk seen wax mais mun leen toog fii di wax naan jàmm boo leen di wax waxu jàmm Macky Sall nee na lu fi am dootu fi amaat Mame Mbaye Niang génn ne ñu génnaat leen loo leen di xaar yaa xam mbay ne mbéjoon ngeen ni benn yoon dootu leen ñu métaat ñoom ñooy génn di tëkku nit ñi di jënd ay avions yu bees di pasare réew xaalisu réew mi léegi xale yi nekk ci kaso yi sax man ñoo gën a tax may wax gars yi lii dafa mel ne David Sow sax mi ngi koy wax David Sow APR la sama benn abonné la mi ngi may ñaawal mi ngi naan ma Mister Shake waxoon naa la te avant mu koy wax dama ko bind rek moom it mu wax ko ma ne kii kon dafa mel ne kii ku fi dee yaa perte dafa mel ne ku ñu tëj kaso yaa perte parce que yow ñu tëj say doom yoo xam dañu génnoon di lay xeexal yéen ñoom Ousmane Sonko ñoom Aïda Mbodj ñoom ñëpp ñu leen di xeexal tey nga fàtte leen di wax waxu jàmm léegi xale yi kañ la ñuy génn ak nan la ñuy def ba ñuy génn ñun loolu lañ bëgg xam c'est vrai que xeexu góor jigéen am na importance trop waaye ñii dee ñu waxoon Macky Sall génn ne da leen di jox xaalis ana xaalis bi kañ lañ leen koy jox ak ñaata lañ leen jox léegi nañ ñëw ci Bougane tuuti avant ma ñëwaat ci M2D Bougane moom Pape Matar bi nga xam ne Sen TV lay liggéey moom ci boppam moo laaj Bougane nekk est-ce que Macky Sall bu la bëggoon def ministre est-ce que di nga nangu mu xaw a hésité après mu ne du nangu waaye am na beneen laaj bu mu ko laaj ne ko yow bu la Macky wax affaire liggéeyu xale yi bu la Macky ne kaay jàppale ma mu ne bu ko Macky wooyee dina ko jàppale ñun lu ñu bëgg xam mooy Bougane day ñëw ne dafa bëgg wane ne Sonko la àndal mais ñëpp xam ne Bougane dafa ber daaraam dafa bëgg nekk président tey rek wax na ko bind lettre Macky Sall di ko xas ci avion bi mu jënd mu ne ko nag lan la jeexalee su ma 2024 su ma nekkee président avion bi dama koy jaay mais Bougane fan lay jaar ba nekk président Sénégal 2024 gars yi nañu waxante dëgg Bougane fan lay jaar ak qu'est-ce qu'il pèse lan mooy taxawaayam yan nit la am ba yaakaar ne dañ koy votel mu nekk président 2024 Bougane day nax boppam xamuñu ndax mégalomanie la maanaam yow nga jël sa bopp teg ko foo eggul wala daf koy def rek pour jéem a négocier parce que tamit bu dee li ñu wax dëgg la yow ay affaire góor jigéen yi marché yeeg yooyu da nga ko daan wane dëkk bi ba muy tàkk da nga wane lu tax place de l'Obélisque bu dee li ñu wax dëgg la man sama benn abonné moo ko bind mu ne Bougane demu fa la moo tax Bougane demul ci affaire góor jigéen yi bu ñu man di gisuma fa Bougane lan moo tax gis nañ fa Barthélemy gis nañ fa ñëpp mais lan moo tax gisuñu fa Bougane ñun li ñu bëgg xam mooy Bougane moom moo war a jël responsabilité am munoo di ànd ak M2D di ànd ak Macky Sall wala nga ànd ak Sonko di ànd ak Macky Sall da ngay choisir Barthélemy Dias tamit même chose lañ koy wax mooy yow da nga ñëw nga ne bokkuloo M2D Barthélemy Dias yow nee nga bokkuloo M2D lu tax bokkuloo M2D ba pare nga ne deuxième vague du am mais Barthélemy Dias fan nga teg ne deuxième vague du am ñun waxuñu ne dañoo bëgg deuxième vague am de mais yéen bu dee ay politiciens ngeen di xeex ak Macky Sall génn tëkku leen ne leen lii dootu fi am yéen tam ngeen génn ragal ne effectivement dootu fi am bu boobaa dafa mel ne da ngeen di wax xale yi dee ci prison bi dafa mel ne mooy dee leen fa na leen tàngaay rey ñu jot a rey mooy dee leen ñun suñu yoon nekku ci fàtte nañ leen vraiment gars yi bëgguma vidéo bi gudd trop mais mémorandum bi ni ñu ko defee baax na gaa parce que Sonko ñëw na Aïda Mbodj ñëw na ñoom ñëpp ñëw nañ ñu wax di fàttali affaire Adji Sarr ba pare ñu ne Macky Sall lu ñu bëgg mooy affaire Adji Sarr bi nang ko gaaw nga atte ko mais nee naa leen Macky Sall du ko atte yow nan la sa li Sonko bëgg Macky Sall du ko def Sonko bu ne dama bëgg ñu atte ma gaaw Macky Sall du ko atte gaaw bu Sonko ñëwoon ne bu leen ma atte léegi Macky Sall da koy atte léegi loolu mooy politique
lépp lu sa nit bëgg rek defal contraire bi te man sax gëmuma ne Macky Sall dina woowaat Sonko nangu nañu passeport am mi ngi ci contrôle judiciaire li waa ji wax sax dëgg la épée de Damoclès dafa mel ne benn jaasi rek bu nekk ci bopp bi reyuñu la waaye bàyyiwuñu nga dem passeport bi tamit noonu la demee Ousmane Sonko man gëmuma ne dina am juge muy deuxième juge cabinet dina ko woo di ko laaj ci affaire Adji Sarr man de bu amee dina ma jaaxal torop ndax affaire Adji Sarr bi moom mooy yëngal réew mi te sëñ Mountakha daf ne ko bàyyil mu sedd kon bu ko woowee bu woowee Sonko loolu daf ñuy jaaxal léegi man loolu laa yàgg digal Macky Sall affaire Adji Sarr ba muy doog commencé dama ne koon comme dindi nga mbubu député mais jàpp ko foofu rek soxlatul nga koy woo téye ko noonu rek mais Macky dafa dëgër bopp fi mu nekk nag dafa mel ne li ma ko digaloon li ma leen digaloon moom la ñuy def affaire Sonko bi dañ koy téye nii rek di sóob Maître El Hadji Diouf da nga ko déggati mu wax ci affaire Adji Sarr gis nañ ko muy génn correct di def ay snap di gaarwaale léegi loolu moo leen dese mais gëmuma ne affaire Adji Sarr dinañ ci woo Sonko wala mu naan day dem procès ñu naan ko yaa tooñ wala toojuloo loolu man gëmuma ne dina am waaw ñun daal li ñuy wax rek man li may wax nit ñi mooy man ñu ngi commencé sonn ci M2D man wóoluwuma M2D wóoluwuma fa kenn rek laa fa wóolu muy Ousmane Sonko Aïda Mbodj wóoluwuma ko parce que ñoo ñëpp ci système bi lañ bokk sëriñ yi dañ leen di woo di def pression ci ñoom Macky Sall di woo ñenn ñi loolu Abdou Bara Dolly ci boppam moo ko wax sëñ Abdou Mbacké Bara Dolly moom ci boppam moo ne M2D daf ci am ñu bëri ñoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéey kon léegi ñun Sonko di liggéey ñoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéey dafa tee suñu xel fi mu nekk dañoo jaxasoo xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk vraiment lii metti na trop xamuñu ban direction la ñuy dem ñu daal dañuy toog rek à la merci des politiciens 10 commandements yi kon lan la doon jëriñ ñun loolu lañ bëgg xam 10 commandements yi lan la doon jëriñ tey ñu yeewoo gis Macky Sall jënd avion bu bees faalewuñu vraiment gars yi man daal xamatuma lu may wax dama ne woon sax duñ ci def vidéo mais pour wax leen rek ñun lii boo leen koy def benn xale dootul génn ci mbedd mi lii moom parce que lii day nduru comme ni ko David soo waxee rek dafa mel ne ku dee yaa perte ku ñu jàpp ci prison bi ci tàngaay bi yaa perte parce que fi mu nekk dafa mel ne fàtte nañ leen ana ñoo lànk ana Y'en a marre wala ñoo ñëpp ci M2D lañ bokk léegi ban manifestation la ñuy def nañ manifestation góor jigéen waaye léegi kañ la ñuy génn ci tali bi def manifestation pacifique génn rek pour rappeler Macky Sall hey ñu ngi fi ba léegi xale yi bàyyi leen soxlawul sànni xeer soxlawul dara bàyyi leen xale yi waxal ne doo def troisième mandat wala et cetera mais surtout xale yi nañu génn loolu kañ lañ koy def man loolu laa bëgg xam waaw buñ ko deful nag vraiment kon ñuy soxlawatul ñuy xeex pour ñoom ñu bàyyi dëkk bi rek lu am rek ñu xam ne xëy na yàlla moo ko dogal waaw parce que tamit dëkk moom munoo changer régime te doo xeex bu ñu waxee ngeen naan jàmm mais bu la ñu sonal ak jàmm ñun ñëpp jàmm la ñu bëgg mais bu dee Macky Sall mayu ñu jàmm nit ñi lekkatuñu naanatuñu mais loolu du jàmm nga nekk ci dëkk nit ñi di dee accident yi di leen rey nit ñi lekkatuñu nit ñi liggéeyuñu mais loolu du jàmm kon bu leen ñu rey ngeen di woote jàmm ñun changement la ñu bëgg waaw changement nag mënoo ko def te du xeex Sonko lan la ñu waxoon mortel combat la ñu waxoon léegi ngeen ñëw di ñu wax ay jàmm bu fi kenn saagati bu fi kenn waxati lii bu fi kenn waxati laa mais vraiment ñun on est confus xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk voilà gars yi lii benn vidéo benn réaction bu gàtt la like leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu ba beneen merci